roga dem na xolam fanyu do achacha fanyu do achacha wai malai wai sangari lam toro jarama malai wai sangari lam toro jarama wai malai wai sangari lam toro jarama malai wai sangari lam toro jarama makisal ifal ngalu teranga ñu gis say jaloore dina la delloo jukër góoru marem fay sal jarama ñun yaa ñu doy sal ngari lam toro burgede say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége bañi xëccoo wurus yow sal ngari yaay sunu ngalam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi jële yo leleleleleleleleli yo aaye gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaajo arena autoroute ba ila Touba tabax fi ay juma Macky yow lan wóolu ndaanaan nga duñu la fi jële way malay way sal ngari lam toro jarama malay way sal ngari lam toro jarama way malay way sal ngari lam toro jarama malay way sal ngari lam toro jarama Macky Sall defal nga lu teranga ñu gis say jaloore dina la delloo njukkal góoru marem fay sal jarama Express bi am na fi njariñ lool bourse familiale bi am na fi njariñ lool sa vision bi weesu na seen gis-gis sal ngari xoolal ma logement des pèlerins forage yi coupure courant yi wàññeeku na gratuité des soins hémodialyse césarienne way malay way sal ngari lam toro jarama malay way sal ngari lam toro jarama way malay way sal ngari lam toro jarama malay way sal ngari lam toro jarama Macky Sall defal nga lu teranga ñu gis say jaloore dina la delloo jukër góoru marem fay sal jarama jantal jantal président Macky Sall jantal président première dame du Sénégal nday ji seex la Marème uuf na ñëpp mu ngi jàppale ñu ci ubbi ay biram pe la waagaan dugg waagaan jantal président sa roga dem na xolam fanyu do achacha fanyu do achacha way malay way sal ngari lam toro jarama malay way sal ngari lam toro jarama way malay way sal ngari lam toro jarama malay way sal ngari lam toro jarama Macky Sall defal nga lu teranga ñu gis say jaloore dina la delloo njukkal góoru marem fay sal jarama ñun yaa ñu doy sal ngari lam toro burgede say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége bañi xëccoo wurus yow sal ngari yaay sunu ngalam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi ngeen def ko fii sant yàlla maa ngi sant président de la république Macky Sall bëgg naa ngeen yuutul ma ko ñun président la ñu gëm tey président la ñu gëm suba de fas nañu yéene liggéeyal président fas nañu yéene lépp lu muy jokkoñ ñu dagg ko ndax moom moo ko def moom li mu liggéey fii si département Dagana man sama réalisation bu ma ko tegoon fii bu ma ko tegoon fi tey mun naa wax tey ba suba du jeex te waa Mbane
maa ngi nuyu coordonnateur départemental de cadre Ibrahima Sow Karit Moutar Cissé maa ngi nuyu nag chef de village bi Mbane chef de village Mbane nuyu naa leen sant naa leen ndax gis na programme bi ngeen bëgg a def ñii toog chef de village Mbane dañu takku ànd ak seen maire chef de village yi 107 chef de village ak 53 amoo ñoo teg ñu dem ñu ñëw si man ñoom ñoo indi tekk bi du man donc demel bëgg nañu liggéey suñ suuf ak lu nekk si suñ suuf may ñu délibération ma defal leen régulariser 8000 hectares mu jox ko amul bailleur amul dara population Mbane te si ñoom ñoo ko am ñu wax nag ba ñu bëggee liggéey loolu lan la ñuy def ñu wax ñoom ñëpp kenn ku nekk na mu teg 100000 ñu def ubbi seen société ñu won ko président fekk Abdourahmane Ka nga jël éligible mu ngi kër yow affaire moo du mel na suu du mel wax ne nañu dem mën a bokk ak nga jël ndax ñoom ay borom milliardaire lañu mën itam bëgg nañ liggéey suñ suuf suñu maire may def nañ santal te régulariser nañ suñu suuf ñu am suñu papier mu nekk suñu loxo donc nun nañu wut financement naka la ñu mën a def nag ñu yónni leen seen ministère yàlla def bu ma koy def gis na ay ministère bu bëri dem naa si ministère agriculture waxtaan nañu d'accord nañu leen ne dana leen jàppale gis naa ministère hydraulique waxtaan nañu ne dana leen jàppale waxtaan naa ak ministère jeunesse pour seen financement yi ndax toujours que ta indil xaalis bu bëri is procédure bi ngeen war jaar pour ngeen am financement loolu dana leen ko kañ te ñeneen ñoo koy jëriñoo et si du waa jeunesse Mbane ministère bi wax mu wax bu rëy wax bu neex boole ma ak ay délégation yaakaar naa loolu ñoom ñoo koy wax ñu gis sama gannaaw donc nun liggéey lañu kam liggéey lañu bëgg liggéey lañu gum nun ñoo ngi liggéey suñu commune ñii tey say ay quelques kilomètres ñu ñëw fii déedéet nun dolle wuñu si ay kale yi nga xam ne duñu wote ñi ay kilifa kese ñoo toog fii ay chef de village kese ñoo def fii am de galam bu fekkee li ma wax de gala yuuku leen nga nuyu diw ndax yaakaar naa Macky Sall képp ku ñëw fi tey ki la buggal ku am carte électeur de mu ngi nekk sa gannaaw nun nekkuñu si biir dëkk yi ñoo ngi far ay mbuuc mbaa ñoo ngi ñëw suñu miti ay kilifa kese ñoo ñëw fi tey li ngeen bu affaire nag ba fekkee ëpp na dafay tuuru lii génn tey si département Dagana si nit lii te jur fenn forcé mu mel ni ay kilifa yu mag ñëw nañu fi benn ñëpp mënuñu wax ñoom Oumar Sarr ñoom Mame Diop ñoom Abou Li mënuñu wax ndax bu cofeel bi nga xam ne nit yi am nañ cofeel ak président de la république yuuxu rek ak wiiw Macky wiiw Macky wiiw Macky wiiw président de la république ñoo ngi ànd ak yow vraiment maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp maa ngi leen bay ak orateur yi bismillah leen chef de village yi nag délégué nañu seen chef de village dana ñëw fii wax ak seen tur macha allah salaam. lii lépp nag li ko waral mooy son excellence le président Macky Sall est toujours dans la commune de Mbane ñu nekk ci suñu derrière suñu maire di Dembel Demba Sow li nga xamante ni ñu ngi xëy guddi ak bëccëg di liggéey le président de la république di liggéey le président de la république monsieur Macky Sall. bi loolu weesoo mbokk yi ñu ngi nuyu responsable yi fi jaar yëpp di mag di ndaw di ay maire yi fi jaar yëpp di député yi fi jaar yëpp di conseil départemental aussi bi fi nekk di aussi le DAGE Aliou Yak di aussi di nuyu tous les responsables ku lim da ngay juum des mentions spéciales ak suñu responsable ak suñu ministre bi nga xamante ni ancien la woon te mu jaaroon fi ñi ngi koy gërëm di ko sant kooku mooy Mouhamadou Makhtar Cissé ndax lu tax dañu ko mënul fàtte dafa am li mu fi def te chaque jour bu fi jaaree bàyyi fi trace kooku mooy le DG Mouhamadou Makhtar Cissé bu ancien le ministre ñoo koy gërëm di ko sant bu loolu weesoo ñu ngi gërëm suñu maire di Dembel Demba commune de Mbande ñu ngi gërëm Dembel Demba ndax dafa am li nga xamante ni dinaa ko wax tey ci biir commune Mbane
suñu maire bii di Dembel Dembaaro déglu leen bu baax li ma leen di wax bi ngeen nelawee ba ñu ñàkk suñu maire bii xam nga ku fi ñëw xuloo guddi xuloo bëccëg li tax may wax loolu dinaa leen ko wax ndax suñu maire bi mu ñëwee ba tey daf ñu bàyyi ak li ñu bëgg suñu biir xol mooy suñuy suuf te commune Mbane lenn la am li nga xamante ni mooy bëgg-bëggam mooy ay suufam te suñu maire bi bàyyi nañu ko daggal nañu ko jox ñu ko dimbalee ñu ko di wut ku ñu dimbale ku ñu liggéey si loolu. Dembel bi ñu fi nekkee ak léegi mayewu fi mètre jaayewu fi mètre dimbalewul nit mètre mais population bi la dellu ginnaaw di tayeen daggal ay terrain pour ñu liggéey pour ñu mën a jariñ seen bopp dafa xam ni ëllëgu Mbane mooy suuf si te bu jëlee suuf si jox ko les bailleurs de fonds kon bu ëllëgee doomaanu Mbane dañuy nekk ay manœuvre te loolu war naa mën a ñàkk doomaanu Mbane war naa nekk ñi nga xamante ni ay entrepreneur la ñuy doon loolu moo tax monsieur le maire am boobu xalaat lu ma ci jaar lu bare ndax temps bi du ma ko may mais aussi maa ngi nuyu suñu ministre bi nga xamante ni mi ngi yónnee délégation bi fi ñëw muy le ministre de la jeunesse. de la jeunesse di madame Néné Fatoumata Tall sànq ba may tàmbali di wax maa ngi naan monsieur le maire tey uude bi dafa seet si ay buuram ndax uude nag mooy buuru pël moo tax tey nag bu ma ñëwee Mbane damay bëgg ñeen ñi nga xam ne yéenee pël yi ne sama jaam nag ngeen taxaw déglu ma donc di leen nuyu bu baax di wax ne loolu mooy taaru Sénégal tey séeréer dana nekk buuru pël wala pël nekk buuru séeréer uude nekk buuru pël wala pël nekk buuru uude rek ñu dëkk si jàmm. mi ngi wane ne fii si Mbane yéen a ngi dundal liggéeyu président de la république mi ngi wane ne fii si Mbane ku nekk mi ngi taxaw di jëmmal li nga xam ne moom la président def parce que responsable yi bëri nañ te ñoom ñëpp nag amul doole président rek am doole ndax moo leen ko teg donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm beneen cant gi nga xam ne am naa ko mooy kàddu gi nga xam ne moom la ma ministre de la jeunesse jox nee ma bu ma ñëwee fii tey si Mbane naa wax commune Mbane nee leen mi ngi sant bu baax seen maire ndax nag am maire bu mel ni Dembel Sow yombut maire boo xam ne bu toogee kilifa yi du fa wax waxi boppam waaye waxi askanam lay wax yombut bëri na kuy toog ak président soxlaay boppam lay wax waaye ku toog ak président ne ko sama commune soxla na lii sama commune soxla na lii waaye suuf si buñ si jotee nañ ko jox ndawee dëkk bi ñu liggéey kooku bëgg na réew mi donc monsieur le maire madame le ministre nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen nuyu ku nekk ci tuuram ak santam maa ngi commencé d'abord gerte ak sama wolof bi dafa xaw a sant Dia. maa ngi commencé d'abord par féliciter comité d'organisation bi boo xam ne dafa organiser meeting bi ndax sax am na des petits ay rëq-rëq waaye loolu ñun dañ koy rafetlu ñun ñi nekk fii bu ñu xamee ne bu ñu mesurer léthargie bi fi amoon ci département bi pour l'APR ñu gis loolu danañ ci kontaan bu baax a baax naan ndekete dafa am affaire mu ngi judduwaat ci département bi donc maa ngi féliciter comité d'organisation bi di féliciter le village accueillant di féliciter surtout le maire de la commune boo xam ni moom dès le départ ñun gisante nañu ñëw na ñu gisante à Dakar mu ni ma man département bi bu organiser damay organiser le président Macky Sall meeting bu organiser wul man damay organiser sama meeting pour le président Macky Sall donc loolu mooy wan ne maire bi Dembel Dembaaro Sow c'est un militant de première heure boo xam ne c'est un combattant de première heure de premier front du président Macky Sall donc maa ngi ko ci sant bu baax a baax te maa ngi koy seedal loolu moom moo ko waxoon après président validé loolu jour audience maa ngi féliciter tous les cadres que je représente ici mooy les cadres du département de Dagana ñoo xam ni depuis 2012 ba ñu tegee en septembre 2012 bu ñu officialisé
la CCR du département de Dagana ba tey ñu ngi ci gannaaw président Macky Sall def ay jéego yu bëri te mënuma leen lim ba tey ak la même volonté la même détermination. maa ngi nuyu le coordonnateur Aboudi dem na nuyu président du conseil départemental Khalifa Ababacar Ndaw di nuyu également le doyen des maires Oumar Ngoulel Sow nuyu conseil économique et social Ndeye Wele nuyu ñëpp ñi fi ñëw nuyu l'ensemble des élus ñun yéen ñëpp ñëw fii yéen ñëpp tous les militants. boo leen gisee nag ma jël parole tey c'est au nom des cadres damay def benn résumé bu ndaw rek. La CCR a été créée en 2012 sur instruction du président Macky Sall parce que man mi président Macky Sall bi ñu nekk opposition moo ma présenté ki doon jiite la CCR mu ne leen ko créé fii ñu créé ko boobu ba léegi on a été très fidèle ñu liggéey ak moom ba 2016 2017 nag ñu def ko benn recommandation ça c'est la recommandation de la CCR constatant la léthargie bi fi d'accord ñu wax ak président Macky Sall mu jël benn décision parmi décision yu bëri yu muy jël mu jël ci benn décision boo xam ne ça a été décisive pour le département mooy il a décidé de redynamiser le parti dans le département ba yónni ñu kenn koo xam ne daf ñu jàppale ko volow ba léegi ñëw seey ci biir APR seey si ñun vraiment jàppale ñu amul lu mu deful jàppale suñu ci wàllu politique ci wàllu financement te man dama koy seede kooku mooy Mouhamadou Makhtar Cissé def ko ci loolu aussi ñun on est ouvert parce que depuis 2012 ba léegi président mu ngi ubbi parti bi parce que ñu ñëw depuis 2012 ñu bëri dugg nañu ñu bëri ñëw nañu donc ñooñu ñëpp dañ leen jërëjëf di leen wax bismillah di wax rek assez souvent nañu moytu leen li parce que luy rey parti wala luy rey kii bi mooy bu fekkee doom boo am keneen su ñëwee rey ki fi nekkoon bu fekkee da nga bëggoon njaboot bu bari day jaakaar na doon am il faut que ku ñëw rek bu bañ a rey ke moromam ñu nekk fii ñun ñëpp ñu nekkandoo su boobaa boo defee 10 ans mën na am peut-être nga am njaboot bu bari loolu sax am naa nu ma koy waxee ci Tukulóor waaye nag malheureusement mënu ma ko wax ci wolof bi. maa ngi nuyu tous les éleveurs du département de Dagana te di saluer initiative boo xam ne Dembel Diambaro def na ko parce que lii mooy parti parti aussi bu fekkee da ngay organiser dara bu fekkee ne yow sa problème personnel nga ciy jublu bu fekkee ne da nga organiser pour le parti et pour le président Macky Sall da ngay nekk inclusif c'est-à-dire loo organisé da ngay wax ak ñëpp wax ak ñi fi nekk wax ak jeunes yi wax ak jigéen yi wax ak xale yi wax ak mag yi wax ak pël yi wax ak naar yi lii yëpp gis nañ ko waaye nag wax aussi ak cadre yi ñooñu kenn mënu leen teg à côté du parti loolu moom ñu ñëpp xam nañ ni exactement lu mu bëgg wax ci loolu. donc maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen gërëm bëgguma guddal trop xam naa ni sax gudd na donc maa ngi yam fii di leen nuyu di leen gërëm di leen sant di santaat encore une fois le maire Dembel Diambaro di leen féliciter leen ñëpp et puis aussi di jéggalu ci mouvement yi fi amoon léegi jërë ngeen jëf. maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di jël nuyoo bi di nga teg ci loxo Khalifa Ababacar mi nga xam ni mooy président conseil départemental bu mu ko ci tegee dinaa nuyu département bi yëpp. maa ngi nuyu sama xarit sama mag le maire de Mbane muy Dembel yàlla moo ñu boole bu nga xam ni du politique du dara ba politique dugg si yàlla boole bu yàgg mu nekk sama mag ma koy jàppale mu may jàppale biir ak biti ñu tase nag di jàppale président Macky Sall tey kontaan nañu ci organisation bi kontaan nañu ci initiative bi nga xam ni Dembel jël na ko tey mu ngi dugg ci li nga xam ni mooy politique président de la république mooy jàppale askan bi jege askan bi donc boo gisee mu jël suufu Mbane dajale ko jox delloo ko askan bi jàppale leen ba ñu bay loolu la président bëgg Dembel yow yaa ngi si yoon bi kon continuer si yoon boobu gën a jege sa askan bi
kon maa ngi nuyu waa Mbane yëpp di leen wax ni ñun ñëpp dañu ànd feddali suñu jàppale ci président de la République Macky Sall li mu def ci réew mi amugul benn président bu ko def ci Sénégal yéeneem amul benn président bu am yéene bu leer gis-gis vision bu leer pour un Sénégal émergent comme président Macky Sall jege na askan bi ubbeeku na bëgg na réew mi bëgg na jàppale jigéen ñi te mu ngi leen di jàppale mu ngi jàppale ndaw yi kon tey bis la ba nga xam ne fii si Bardiane département Dagana APR Dagana féetali na digganteem ak président Macky Sall ñu ngi si gannaawam tey ñu ngi si gannaawam ëllëg ak gannaaw ëllëg di ko jàppale si vision si gis-gisam pour Sénégal pour tous. donc tey Dembel monsieur le maire maa ngi lay nuyuwaat xam naa sa yéene ndax dañuy waxtaan xam naa li nga bëggal Mbane gisuloo dara lépp loo gis pour askan bi rek yaa ngi ciy daw bëgguloo dara pour sa bopp man xam naa si lu bëri donc maa ngi lay ñaanal mission bi nga teg bi nga taxaw yàlla may la nga eggale ka si wàllu jigéen yi si wàllu ndaw yi si paysans yi ak sàmmkat yëpp yàlla dimbale la ba loolu mu ànd. donc maa ngi wax Mbane waaju du bëre mais maa ngi ñaan ñun ñëpp ñu nekk benn topp si gannaaw président Macky Sall maa ngi leen di ñaan ñun ñëpp ñu nekk benn topp si gannaaw président Macky Sall ouverture bu mu def ba indi Oumar Sarr indi ku mel na Idrissa Seck yokk la mouvance présidentielle duñ si gërëm di si sant le président Macky Sall loolu mooy dooleel parti loolu mooy dooleel mouvance présidentielle ndax ñaari ëtt rek moo am ëttu gouvernement bi ëttu mouvance présidentielle ak ëttu opposition bi donc lépp la nga xam ni xëj nañ ko fële indi ko day tax ñu gën a am doole donc ñu ngi gërëm di sant le président Macky Sall si li nga xam ni def na ko ubbeeku na wàcce na boppam xam na ni moo ëppoon doole ak 58% mais teewoon mu wàcce boppam di leen ñëw leen ñu ànd liggéey Sénégal ndax Sénégal moo ma ñor kon ñu leen Sénégal moo ñu ñor ñu ngi tey fettali suñu diggante ak président Macky Sall asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. rasulullah mbokk jullit yi asalaamaaleykum may leen na seen nopp rek ma ngeen leen samay kàddu ndax ngeen jéem ko dégg maa ngi nuyu département Dagana yëpp fukki maire ak benn maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu seen conseil municipal di nuyu responsable yi nga xam ne ñooy Dagana coordinateur Abouli député Mama Diop Khalifa maa ngi lay nuyu kontaan bi ngay wax sama gannaaw di nuyu ñëpp kuy wax président départemental loolu laa wax rek xam naa ni mais loolu rek tam yow tam yaa ngi may dimbali ndax fa sa këri ne zikratan pour moom neen maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di beral nuyoo mairie bu Jama délégation bi xam ne mu ànd ak man tey jóge Jama te xam naa ni bu ngeen seetloo tey délégation yi fi ñëw yëpp Jama moo gën sore Jama presque 5 te mairie Jama dafa am 5 zones 5 zones yëpp ñëw nañu indi na ñaar fukki oto ak juróom ak ay góor ak ay jigéen ak ay xale ci xeet yu bokkul am nañ ay naar am nañ ay pël am nañ ay wolof am nañ sax sama jaamu séeréer war noo ngi nuyu département Dagana di beral nuyu sama xarit sama rakk ki nga xam ne dafay ne waxtu bu ma demee bu ma gëstoo moom lay seen mooy Dembel Dembaru man bëgguma seen ku dul yow ndax dama la saf te dem ma saf te di safante di nuyu départ ba yëpp di beral nuyu samay adjoint ndax maa ngi ànd ak sama premier adjoint Moustapha Diak nekk imam nekk professeur ak Abdou Gaye bi nga xam ne sama rakk la riche ci man ak conseil yi nga xam ne ànd na ak ñoom yëpp di nuyu département de Dagana di nuyu mairie bu Mbane di beral dégg nuyoo Dembel Demba
wax nga ci man mais man bu ñu waxee ci yow rek wax nañ ci man te man bu ñu waxee ci man wax nañ ci yow di wax ne rek yàlla dafa ne tey bu ñu commencé meeting bi am lu fi xew mais loolu mooy politique dafay am yëngu-yëngu pour xumbal mais tax na encore militant APR yi ngir dëgër ba continuer def seen meeting am na ay góor yi nga xam ni dañu bëgg essence mooy mu yëngu ba dëgër pour décider pour wax ñoo ngi leen di wax ni suñuy frère lañu maa ngi rafetlu kaddu le représentant de ministère de la jeunesse bi wax ni bu ñu la falee yaa ngi nekkal parti bi nga nekk yaa ngi nekkal parti nga nekkul déglu naa loolu. beneen bi noo ngi rafetlu liggéey monsieur président de la république son excellence Macky Sall ndax dégg-dégg am na ay borom xel yi nga xam ne daf doon jamante ak ñoom yu xëccoo Sénégal mais xeexuñu woon xulóomuñu woon. boobu demee boo jël réew moo xam ne moom ak ñoom ñoo ko bokk bu dem waxtaan ak ñoom ñu ñëw jàppale ko ñu ngi koy rafetlu. xam nga Omar Sarr sama turandoo sama xarit bu mu ñëwee tey man ak mu ñoo denn sama def la toog maa ngi wax ni waalo Omar suñu Omar la waalo président Macky suñu président la waalo Idrissa Seck suñu mbokk la waalo ñun benn lañu kenn moomul Sénégal ni ñun ñoo koy bokk mais nag ku ne ñu xaral mbokkam maa ngi wax ni ñi nga xam ni président moo leen dooleel man mii ci laa bokk ci côté politique nag man nag xam ngeen ni comme ni ngeen xamee ni mairie du métier dañu am ay métier mais nag am na doole yi xam ni président moo ñu ko may ndax ñoo ngi ci ànd ak parta mu ngi dimbali mu ngi dama cee tudd rek ay quelques personnes waxoon naa léegi Idrissa Seck woo na ko kay ñu liggéey woo na Oumar Sarr kay ñu liggéey mais jox na Mokhtar moyen mu ñëw jàppale ay nit ñi moo tax ñi Mokhtar jàppale yi defar bi kenn xamul lu ñu day waaw nag loolu mooy ànd nit bu lay dimbali am ñi xam ne bu luñ koy dimbali rek dimbali ñu kenn dañu dimbali pour nga dimbali ñeneen ñi kon li gën a gàtt tax mooy département de Dagana benn nit la benn bopp benn tànk kenn mënu doo bay sa morom ñoo ngi nuyu Ibrahima Sow ñoo ngi nuyu Ibrahima Sow ñoo ngi nuyu wax demel ni ko am saafu nga Jeylaani bii wala ndox Jeylaana jam laana kanaman bi ak ñi mu àndal képp ko ànd ak ñoom nga ñëw maa ngi nuyu bay di baax di gërëm ci kaw dafa nekk jour bi nga xam ne dama si kontaan ndax samay xarit samay nawle ñoom ñoo ñëw tey teew si bis bi am ñi nga xam ne ñu ngi jóge ba Dakar ñu amoon yéene fekke misi meeting bi comme Ibrahima Badiane sama xarit la au conseil la ñu nekk dañu jege ma lool te ñu ngi may jàppale si kenn ak kalaat ak naka lay mën a tokkalee pour mu mën a yor commune bi ndax man loolu rek lay nekk loolu rek lay jóg. Tunkara Lamine Tunkara dafa nekk nit ki nga xam ne moom itam yàlla may ko ñu yor benn clinique bi ñu wax ma dañu lay bëgg a jàppale kamante nañu Dembel gis naa ne dañu bëgg sa accent bëgg sa commune donc nun daañu la jàppale sa malade yëpp indi leen Dakar doo fay dara daañu def analyse générale daañu leen faj bu fekkee ne ordonnance ba nga xam ne sa jigéen yëpp ñoom sow kër gi seen kër donc boo fekkee ne comme ci lii sama rakk bi wax léegi boo fekkee événement ni yëngoon tuuti rek ñu daw non déedéet du noonu nit dafay dellu tuuti ndax lépp loo gis ñii nekkoon fii amul problème te ñu bëgg ba ëpp Macky mel noonu ñi nekk fa lan ngeen dugg affaire wiiw Macky wiiw képp ku ñu si boole Macky la ñuy tagg Macky moo tax ñu jóg ay kilomètres ñu ñëw si sama ñetti kër yi bëgg moo ko def suñu militant ñoo ñëwoon fii kenn ñëwul woon lu dul militant affaire nag président moom mën a taxaw waxtaan ak département bi waxtaan ak ñi nekk fi ak ñi nekkul woon fii ñu waxtaan si département bi di jàmm am Khalifa Ndaw bismillah ma di yow conseil départemental sama village bi ma yor parfois yi ngay def at du nekk gis nañu ko appui yi ngay appui jeunesse yi ak note lépp lu kenn li nga xam ne mën na ko yor dañ koy def vraiment Khalifa sant naa la gërëm naa la bismillah bon président réunion bi ñoom Astou Thiam
ñoom ay samay jigéen ñi nga xam ne jóge ay Dakar ñoom Corokontu ñoom ñëpp ñu jóge ba Dakar jël seen oto ñëw takaw toggal gan yi resi gan yi ànd ak sama équipe yi nga xam ne ñoo ngi togg guddeeg bëccëg du ñu sonn ak organiser lépp lu ma indi fii si nit ñi jéem a ñu leen lekkal benn suur ak sama rakk yi ak sama doom yi mënuma leen fay maa ngi sant nag jeunesse Mbane ndax gum nañu seen bopp de yaakaar naa kenn du leen fekk si duma ko takk duma ko nangu tey duma ko nangu suuf jeunesse Mbane du ñu takk ay morceau yu konk dañu am seen fulla boo fekkee ne kilifa def na lu mu warul def dañu jàkkaarloo ak yow ñu wax ak yow nag te kat li ñu la yor ñoom ñoo ko moom. merci maa ngi sant ñëpp nag gërëm ñëpp maa ngi naan jox Khalifa Ababacar maa ngi nuyu nag sama adjoint maire Idriss Fall ak sama adjoint maire Seydi Baye ak yeneen responsable yi nga xam ne waroon nañu teew fi tey teewuñu fi maa ngi leen sant di leen gërëm vraiment maa ngi leen sant jërëjëf maa ngi sant nag Gala Samba na yéen ak naan Samba def nañ tey benn geste bu mag mobilisé nañu ay nit yu bare ñoom dem ba yéen ci doon wax macha allah sama ay nit yi mobilisé nañu li ngeen li gis fii du li may wax ne li ngeen seet Baye Di Ba vraiment ka jàmbaar nga seet yetta Ousseyn Ba ndax département bi bu mu demee ba mu gutti lindem ñun ñoo si dugg ñun ñoo dugg def pré-campagne waxtaan ak nit yi waxtaan ak population bi wadde waa AFZ maa ngi leen nuy depuis si suuf ba si kaw maa ngi leen nuy Sadio Boubou ñëw na fi sànq mooy fedd Jofne ay naan maa ngi koy nuyu moom ak ay délégation maa ngi nuyu nga jël kax bi nga xam ne déplacé na Dakar indi fi solo bu mu rëy et c'est vraiment kilifa am na li nga xam ne ñoom Seybane ñoom Ousmane Moussa Sangoura maire Goriba vraiment maa ngi nuyu ñëpp gërëm ñëpp li si des li nag sama naar yi nga xam ne indi nañu fi fecc nañu fi kaw képp ku xam te ben gis naar yi ndax naar yi ba ma demee Dakar mu ànd ak ñoom fépp fu mu demee ndax dañu bëggal gaay samay mbokk yi nag dana am ku wax traité bi pourquoi di leen jël xaalis bu toll ni jox ko naar yi ba ñu nun ak borom riit yi ak gan bi nga xam ne ñëw nañu tey jóge bee Belgique ëpp wuñu xaalis ëpp jóge jël ay millions yu toll ni di leen maye di ñu jéggal lok pourquoi te ñun ñooy sonn demel bu mu waxee guddi ñu ñëw te bu mu dandante xam naa dañ leen ko wax suuf si xam naa ne man may ñoom ñooy ma jour yi ñoo ngi fi ñëw sollicité yi ñoo ngi fi ñëw ñi ay gan lañu dañuy dem yéen nag dema dikk ak ñoom bokk ak yéen boo yaa ngi tabak nag yaakaar naa porte nag dina des si tabax nag awa buntu bii di ñëw dina fekk tabax tagaw donc man fàttewuma leen tuuti li ma sama riit yi sama kalam yi sama ngeeñu yi bambaat yi géwél yi nga xam ne law bi lépp li may yëngu si maa ngi nuyu ñëpp gërëm ñëpp ndax lépp lu taaru fi yéen a ko taaral képp ku kewle di ñëw leen vraiment dafay soof presse bi maa ngi leen nuyu maa ngi leen sant waa rajo Dunia Aziz Diop Lamine Bayla vraiment yéen ngeen jàppale mbokk yi yéen ngeen jàppale askan donc nag maa ngi jégalu si meeting bi gudd na ndax lu tax mu gudd rek mooy dëkk rek ak kontaan moom moo tax meeting bi gudd ni ñi ma cité seen tur ak ñi déggul seen tur nag na ngeen xam lépp lu duuf te du ci cin et si Doudou Ndiaye jàmbaar nga yaa ngi tagaw yaa ngi jël sa alal yaa ngi koy def si xale yi jëndi ay ñu def ay masque dindi leen ay badge indi leen ay yéen indi leen lu ne vraiment def ay jënd ay football jënd ay dàll. Maire de la commune de Mbane, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, notre frère ami Omar Bourel, maire de Djama, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, monsieur le représentant de la ministère de la Jeunesse, madame Maïvene, notre sœur, membre du Conseil économique, social et environnemental, mesdames, messieurs les invités, je vous salue chacun en son rang, en sa qualité. À l'entame de mon propos, je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est passé ici, pour que l'on puisse savoir le pourquoi. Si je devais le résumer,
Je dirais tout simplement que le contenant n'a pas pu résister au contenu. Que léegi mais bi ñu raté bi xaju si woon lan lay def loolu moo fi xew. À l'origine, il était notre frère Dembène avait prévu de tenir son meeting aujourd'hui. Un meeting bilan de ses réalisations pendant ces années où il est devenu le maire de la commune de Mbaye. Il avait convié toute la population, tous ses frères, tous ses amis, pour faire un bilan d'étape de ses réalisations. C'était ça l'origine de ce meeting. Mais lorsque le président de la République nous a reçus le mardi, la délégation du département lui a fait part de ses vouloirs, des revendications des femmes, de la jeunesse, des populations. Nous avons entre autres interpellé le président de la République sur l'emploi des jeunes qui est d'actualité, sur le financement des femmes qui est aussi d'actualité, et aussi sur la promotion des cadres du département de Dagana. Et là, le président nous a répondu que déjà, il avait prévu cette année, d'ici 3 ans, il va débloquer un financement de 450 milliards destiné exclusivement aux jeunes et femmes. Et à cela, le président va faire embaucher 65 000 jeunes, ce qui englobait déjà nos revendications. Et le président nous a enfin dit que je vous ai écouté, je vous ai compris et j'amènerai des solutions à vos problèmes. Fort de tout cela, nous sommes sortis disant ce que le président a dit mérite vraiment que l'on tienne un meeting départemental pour le remercier. C'est ça qui a fait transformer le meeting communal de Mbaye en meeting départemental.